19 mars 19 mars 2022 en direct sur la TMS TV ñu ngeen di gis le véhicule du marabout du khalife du guérisseur traditionnel celui-là qu'on ne présente plus El Hadj Thierno Moulé Sow muy war a ñëw nag pour rencontrer les patients mais aussi les accompagnateurs ak talibé yi nga xam ne ni vraiment dañuy saisir occasion bi pour ñëw maanaam sàkku si ay ñaan ma ànd ak commentaire rek sama consoeur Oumy Ndoye defe naa ne sëriñ bi à chaque fois muy ñëw vraiment c'est des grands moments de retrouvailles. Ah oui, grands moments yoo xam ne c'est toujours renouvelé ndax benn entrée nuroowul ak moromam ndax bés bu nekk ak ni muy ñëwee bés bu nekk itam ak liy xew fii ci clinique bi ndax malaat yi tamit ku ci nekk ak li ngay indi ku ci nekk ak ni ngay jëflanteeg moom ku ci nekk it ak nu muy génnee sa jinne. waaw loolu am na Oumy ku ci nekk ak ni muy génnee sa jinne c'est vrai que damay wax ne bon sëriñ bi xam-xam bi ko yàlla jox muy jàpp jinne yi d'ailleurs dañu dem sax ba dañuy insister ci communication bi ci wàllu jinne mais aussi tamit am na leneen loo xam ne yàlla may na ko maanaam ci ay ubbi wërsëg ak yooyu te yéen di xam ngeen ci dara. waaw muy yeneen xeetu ñaan yoo xam ne su weesoo faj gi muy faj jinne sax kenn du ko faj. dañ koy génnee bi ko ñëpp xamee day ñaan comme yeneen ñaan yi ci wàllu sëy ci wàllu wërsëg ci wàllu ubbeeku ci wàllu jàng ci wàllu yu bëre daf ciy ñaan yu ànd ak preuve ñaan yoo xam ne itam dafa ànd ak baatin am yoo xam ne tamit ay produit la muy produit moulé yi bi ci mujjee muy stylo yi loolu moom aaju képp koo xam ne que da ngay def examen wala képp koo xam ne da ngay signer wala ngay def ay demande mbaa ñu war laa ndax signé loola ay këyit yoo xam ne dana la sànq stylo yooyu wax dëgg yàlla dana la ci jàppale bu baax a baax muy le dernier né des produits moulés ni ñu koy waxee waaye nag balaa boobu am na ay yeneen yoo xam ne def nañu seen preuve ndax bu ñu duggee ci TMS TV saa su ne dañuy dégg ay témoignages wax dëgg yàlla loolu mooy géej gi am na ndox. waaw géej gi kay am na ndox Oumy Ndoye géej gi am na ndox vraiment c'est comme si dañ naan c'est pas la peine d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte parce que nag defe naa ne la dimension spirituelle du marabout kenn dootu ko natable vraiment te nit ñi nga xam ne ni am nañ occasion jëflanteeg moom même par personne interposée xam nañ ne quand même yàlla am na lu mu ko may du dëgg alors moom nag mu indi benn innovation mooy créer sa chaîne de télévision alors ne maintenant je veux rendre beaucoup plus visible tout ce que je suis en train de faire te defe naa ne loolu innovation la boo xam ne nii bariwul li ñu koy gis quand même dans le monde de la médecine traditionnelle Oumy Ndoye loolu tamit di wane ni rek moom li muy def dafa leer te nëbbatuwul ndax li muy wax rek lu ne fàng kenn du ko jeex kuy nëbbatu du ne fàng ci chaîne YouTube ci télé bi di faj ñu lay gis da ngay tëju sa kër di faj wala ngay ut looy làqatu waaye moom léppam da ko ne fàng ndax dafa wóolu li muy def te da koo mën macha allah témoignage chaque jour nu ñëw conforté ko te sax ku mu jàkkaar loolul faj na la ndax tey jii bu roccee jinne ci benn nit jinne boobu bu duggoon ay yeneen nit ci àdduna bi ñoo ñëpp dañu fay faf jaare wér te duñu mës a jàkkaarloog sëriñ bi ñi nga xam ne itam ñu ngi jëfandikoo bokk ñetti Thierno Moulé Sow yi seen ay aajo di ci faju te musuñoo jàkkaarloog sëriñ bi mu mel ni kon mu ngi faj ñi nga xam ne mu ngi leen di gis waaye ñi muy faj te gisuñu leen mën nañ jàpp ne ñoo ëpp mais dëgg la Oumy xam nga nag sëriñ li mu baaxoo mooy jox la ay ndombo nga takk wala jox la ay xaaw ak ay xànc ak yooyu mel ni mbër waaw mel ni mbër takk ay jàjj mais li ma jaaxal ci sëriñ bi moom du la jox ay jàjj du la jox yooyu déjà même à distance sax daf lay traité te aussi tamit traitement boo xam ne yow da nga ciy gis maanaam da nga ciy gis njëriñ mu Oumy Ndoye waaw parce que xam nga lépp Allahu la ak Mouhamed dëgg la te Allahu ak Mouhamed moom daanaka baatin la jarul ay takk ay ndombak ay takk ay téere bopp ak ay téere mbagg borom kun fayaakun day ñaan rek ñaan bi daal di dal muy duwaa jaabi bi nga xam ne ñun xam nañ ci dara bu baax a baax dëgg la Ndoye dëgg la Ndoye et si aussi leneen loo xam ne ni vraiment tamit remarqué nañ ko ci moom quand même sëriñ dañ ko daan gis vraiment maanaam du lu ko neex lay sol mais moom quand même dafa soigné vestimentaire am sëriñ bi dafa bëgg luxe dafa bëgg confort moom moo tàqali sëriñ si ak sagar yi ñu daan sol voilà ndax nii la leen ko jàngalee tey mu ngi nii indil ñu bula baxa bismillah teg ci ay dàll serpent waaw tey bula baxa la gën de waaw comme ni mu ko daan defee rek sañse lu rafet génnee fii bula baxa moo tax benn sëriñ solatul ay sagar moo tax sëriñ yi xeeñ lu neex moo tax sëriñ yi fonk seen bopp ndax noonu lay jàngalee moom day jàngale par l'exemple moo xam ne da koy digle rek moom da ciy jiitu li wolof di wax rek balaa ngay digle
waaw 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 sangu sa digle sangaay sangu leen alors moo tax vraiment liñ naan dafay defar ba mu baax moom ngeen di wax ah sañse vraiment fashion boole ci ay dàllu marque tu vois ba pare di laal ay parfum yu seer voilà mu ngoog parfum moom yëfam la sañse yëfam la macha allah daal di ci teg ay accessoires loolu nag nekk loo xam ne taalibe yi dañ ko cee bëgg di ko ci jàppale bu baax dëgg la nag Getzner moom raflé wu ko déedéet macha allah waaye dañ ciy jàpp ku nekk bëgg barkeelu dëgg ba la tax na dañ koy yónnee ay keesu daal waaw waaw parfum taalibe yi nga xam ne dañ koo bëgg mbool mi ngeen jóg nuyu sëriñ bi yegsi na seen sëriñ yegsi na ngeen jóg màggal koy voilà donc mu ngi nii di ñëw Oumy Ndoye comme ni mu amee habitude di ko def parce que nag moom à chaque fois que bu ñëw rek c'est de grands événements moom la ñuy faral di wax ah alors ñi nga xam ne nii dañu jóg pour moom tamit muy ay moment yoo xam ne nii moment yu am importance la parce que nag koo xam ne nii dafa def ay kilomètres yi kilomètres pour benn jëmm defe naa ne jëmm jooju nga xam ne nii tey ah vraiment da nga am yaakaar ci moom bu ñëwee aussi tamit war nga ko màggal war nga ko sargal maanaam jox ko wàcc waaye Oumy Ndoye waaw li ko jar moo ko jar ndax rek Sénégal la ñuy jógee da ngay gis ku jël avion ñëw ngir jàkkaarloog sëriñ bi nga gis koo xam ne kii dafa jéggi gaal ñëw man maa ngi xalaat suñu mbokk gambien yi nga xam ne ñoom saay su ne dañ leen fii gis ak ñi nga xam ne itam ñu ngi jóge ci gox-goxaan yi ñëw fii toog di ko xaar ngir rek am yaakaar gi ñu am yaakaar ci moom ak it yenn saa yi da ngay gis ku wër ba jeexal sëriñoo sëriñ mu dem fa aajam du faju mu ñëw fii yàlla daal di ci def jàmm ak xewal mu daal di delluwaat sagoom muy loo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu di ko sante yàlla itam waaw di ko sante yàlla bu baax a baax a baax li may wax ne rek moom yàlla bu naree faj sa aajo da lay omot indi la ba ci keppaaram gi ndax sëriñ bi nag jege ko maanaam jege ko boo déggee jege ko ci dëkkuwaay taxul nga jot ci moom sori ko tamit taxul nga bañ a jot ci moom. ndimbalu yàlla mooy tax nga. très bien ndimbalu yàlla moom mooy tax nga jot ci moom yàlla yombalal la ko nga ñëw fii ci keppaaram gi ndax keppaar gi ku fi ñëw da nga fi indi ak yaakaar. yaakaar bu mat sëkk yaakaar boo xam ne nii suñu borom bi daf ciy teg loxo yaakaar boo xam ne yonent bi daf ciy teg loxoom moo tax sëriñ bi boo gisee léppam yàlla la. alors Oumy Ndoye c'est vrai qu'on parle souvent du marabout mais souvent nag la dimension. maanaam social tamit daf ci am solo daf ci am solo ba nga xam ne ni tey sëriñ bi social bi nga xam ne ni tey daf koy def kenn dootu ko natable alors mu di ko def te du xayma maanaam bu koy def du xam ñaata lay joxe déedéet ay millions la daal waaw ay millions te boo waxee social sunu xel day dem si weeru koor bi ñuy dëgg la fois bu ñëwee ndeysaan day nuyu turandoo bi ndeysaan yooyu muy ay mu ngoog waaw mooy Thierno delloo njukkal la très bien très bien ndax day fekk seen ay wayjur très wax nga dëgg seen xol sedd ba bu jur seen doom le marabout qui va faire son entrée qui va bientôt arriver peut-être pour mun a rejoindre maintenant son cabinet toog nag dugg ci cabinet bi saafonte nag ak malaat yi daal di leen a faj goo xam ne nag da leen di faj te du yóbbu seen fit da leen di faj te du leen tiital da leen di faj nax leen daal ba faj leen ba ku ci nekk rek boo fiy génn wax dëgg yàlla sourire nga fiy génnee muy loo xam ne nag lu jara rafetlu la lu jara sante yàlla la maanaam yow li may wax ne li ngay liggéey ci sa loxo ndeyjoor mu ciy jaar da nga koy génnewaat ci loxo càmmoñ bi te incha allahu rabi ñu ngi préparé événement bu mag muy weeru shaw Ramadan di sangu weer wi nga xam ne nii guddi gu mag googu nga xam ne nii ci la alxuraan wàcc alors ci nga koy ci nga di ko préparé
moo tax tey vraiment bëggoon nañ la buñ la nuyoo ba pare jox la kàddu gi aussi appel boo xam ne tamit dinañ ci profité te xam naa ne diñ ci ñëwaat ndax taalibe yi nga xam ne nii ñu ngi nekk ci international ak nekk national nga xam ne yow rek la ñuy déglu te lépp loo yëkkati ñu dugal ci seen loxo rawatina nag weeru koor wi nga xam ne nii da nga ci dimbale doomu aadama yi ci dund dimbale leen ci ndogu dimbale leen ci lépp te la nga cay def ci xaalis sax vraiment yow sax xamoo nu mu toll te taalibe nag wax dëgg yàlla bu sëriñam yëkkatee lambe poosam di def defe naa ne war na ñëw barkeelu ci loolu sëriñam di def sëriñ bi kàddu gaa ngi noonu. macha allah alhamdulillahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina saytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers TMS TV ñu ngi lay nuyu doyen macha allah di nuyu soxna Oumy Ndoye di nuyu Alseni Silla Moulay di nuyu Youssouf di nuyu ñu ma àndal macha allah chef de sécurité champion Konaté garde rapproché macha allah ànd ak lieutenant Diop aussi garde rapproché ak grand lutteur Serigne garde rapproché di kontaan bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu fi ne di nuyu secrétaire yi macha allah di am kontaan ak mbégte doyen macha allah weer bi ñuy dugg nii weer xam ngeen ne weeru koor la te xam ngeen ne macha allah man lépp lu ma am rek ci weeru koor la suñu borom defal ma xam ngeen ne weeru koor dama koo fonk dama koo respecté ba bu ñëwee macha allah lépp lu ma am rek dama ko ciy def te ba ma ko dalee def ba tey vraiment rëccuwuma ko di yàgg naa di ko def depuis ma nekkee Sicap Mbao macha allah nekkoon ci appartement di ko def noonu ba tey macha allah ma def ko Sicap Mbao def ko unité 19 def ko fii Cambérène chaque at maa ngi koy def plus de fukki at ak juróom wala ñaar fukki at maa ngi koy def mboolem jàkka fu mu ne néegu yàlla waxtu ndogu jotee incha allah yóbbu suñu café yóbbu suñu meew yóbbu suñu mburu diw ci beurre yi ñu diw ci mayonnaise yi ñu diw ci chocolat defar ba mu baax seddal ndox ba mu sedd boole ci tàndarma yóbbu ko ci néegu yàlla yi macha allah di ci jaamu suñu borom bu baax ñu koy def ay at vraiment ren nag dañ ko gën a bëgg a yaatal mbir mi dañ ko gën a bëgg a yaatal macha allah maa ngi ciy woo ñëpp nag suma taalibe yi ñoo ngi préparé wu waa international Daarullah international bi nga xamante ne Ousmane Sam Rousi moo ko jiite ñoom tonton Sow Cheikh Oumar Gallo Sow Fama Sow Fabakary Sonko Ibrahima Ly Dikel Sow bu ma limee damay juum Marietou ñëpp macha allah taalibe yëpp mule yëpp ci kaw ba ci suuf ñoo ngi koy waajal bu baax a baax ak suma yeneen taalibe yi nga xamante ne nekkuñu ci association bi yi nga xamante ne dañoo nekk ci ginnaaw ñoom it vraiment ñoo ngi koy waajal bu baax a baax ndax addiya yi gaa yaa ngi commencé di yónnee ay addiya macha allah soxna Nafisatu démb rek yónnee na ma 100 000 francs addiya ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal njabootam macha allah ak borom këram suma beneen taalibe Ablaye Malta macha allah moom it yónnee na ma plus de 200 000 addiya macha allah soxna Ndey Bintu maa ngi wax ak léegi ak moom it yónnee na ma presque addiya presque boo xoolee ay 200 000 aussi moo ngi fii ci kii bi taalibe yi ñoo ngi may yónnee addiya nag ñi nekk si ginnaaw ñu bëri ñoo ngi may yónnee Yacine Ka Tame chaque weer dafa may yónnee addiya taalibe yi dañu may wax naal dañu may yónnee saa su ne parce que gis nañ liggéey bi may def te maa ngi leen di dimbali di leen xettali parce que nee nañ sëriñ bi yow même boo ñu fajul sax yow dañ laa war a fay ma ne leen lu tax parce que yow dañuy seetaan sa vidéo jinne génn suñu yaram dañuy seetaan sa vidéo ñu wér te doo ñu laaj 1 franc dañuy seetaan sa vidéo ñu yeewu ci kon yow normalement macha allah ku seetaan sa vidéo normalement war na la yónnee dara bu weer deewee ma ne ko déedéet sasuma kenn lenn waaye macha allah ku ma jox ma jël ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal ñi ma yónnee xaalis chaque weer dañ may dugalal xaalis wallahi partout dans le monde muy États-Unis ñenn ñi sax du ma dañu wax bul lim sama tur bul maanaam jarul sax sëriñ bi ngay wax waaye xam nga sëriñ bi moom du fàtte teraanga di ñëwaat tamit ci association nationale Sénégal bi nga xamante ne Alseni Silla moo ko jiite mule di président association bi di nuyu waa membre bureau bi yëpp ñoom soxna Oumy Ndoye ñoo ngi leen di nuyu ñoom Mama Tunkara macha allah gën nañ leen gis ñoom Mama Khady Mbuub macha allah ñoom soxna Ngone Dia
ñoom coco ajaratu coco ñoo ngi koy nuyu ndeysaan suñu xarit suñu griot ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñoom soxna Ndey Marème ñoom Galaay ñëpp bu ñu limee dañuy juum commissaire Mbaar maanaam bu ñu waxee bu ñu limee membre de bureau bi wax président bi rek Alseni Silla lim na ñëpp kon nag ñoom it ñoo ngi waajal bu baax a baax tey rek am na ay mbir yiñ ma indil fee xam naa ne yooyu ci clinique bi la ay cadres yu bari lu toll ni xaw ma 30 cadres xaw ma 25 cadres ñu indi ko foofu ay cadres yu cher def ci xaalis bu bari ñoom it ñoo ngi waaj kon nag weeru koor gi sama weeru koor la weeru koor bi suñu weeru koor la weeru promotion la weeru yërmande la maa ngi koy waajal bu baax a baax waaw maa ngi koy waajal ak sama équipe ak waa TMS TV ñoo ngi koy préparé bu baax a baax macha allah di nuyu ajaratu Mariama Camara xam ngeen ne fan yëpp mu ngi ci kër gi macha allah di noppaleku xam nga moom sama kër mooy hôtelam moom bu nammee hôtel rek day ñëw sama kër parce que dara newul ci kër gi maanaam kër gi jàmm moo fa ne lekk yi baax lekk yi boo koy lekk doo am feebar doo am dara moom bu nammee rek moom ak xaritam yi da leen di wax kaa leen ci hôtel bi ñu dem ci hôtel bi mooy kër ga moom it fan yi moo ngi fi macha allah soxna ummi maa ngi koy nuyu suma goro di nuyu aussi macha allah madame Sow la reine di nuyu suma doom suma xarit Prince Moulé macha allah ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi Soso Morofon macha allah moom nee na Prince xaritam la ñoo ngi koy nuyu aussi Soso Morofon ñoo ngi koy nuyu moom it di suñu taalibe macha allah di ko nuyu di nuyu soxnaam ñoo ngi nuyu taalibe yëpp taalibe yi am dañ maa bëgg doyen du may nelaw nag parfois damay toog di def ay ñaan di leen envoyé ay missile ay ñaan di leen ñaanal bu baax a baax kon nag maa ngi koy waajal maa ngi woo taalibe yëpp ci weeru koor gi maa ngi préparé seen sëriñ man moom li ma war a génne ci budget génne naa ko dinaa woo waa TMS woo ñëpp ma ne leen lii laa def ci weeru koor gi su ko defee ñu def ko taalibe nag bu ci bëgg a barkeelu aussi macha allah ñoo ngi lay xaar waaye ñun moom suñu budget pare na kon nag maa ngi ci woo ñëpp nañu góorgóorlu weeru koor bi ñu liggéeyal ci suñu borom ndax adduna bi neex na trop waaye ñun ñëpp dañuy dee de nañu liggéeyal suñu àllaaxira nañu liggéeyal àllaaxira dafa mat a sóora macha allah waaye nag xam nga mule Cerno Mule ku ànd ak moom macha allah raw nga ku ànd ak moom macha allah aljana nga jëm ndax nag yàlla moo ko wax boo tuubalee benn nit ñu tabaxal la kër aljanna man c'est des millions de jinne laay tuubal ay milliards de jinne li may tuubal jinne par weer c'est des milliards ñi ma xamul ak ñi ma xam am na jinne yi nga xamante ne doyen dañuy toog fi ñu nekk ñoom su may tuubal jinne yi fii ñoom si la ñuy profité ñu tuubaale ñu daal di dugg ci diine l'islam loolu xam nga ko wala xamoo loolu am na jinne yi nga xamante ne tuubal naa leen te gisuma leen saa yu may tuubal ay jinne ci la ñuy tuubaale bu may wax ñu waxaale kon calculer loolu suñu borom li ma defal dafa aljanna bu ma duggee ba excellé wu ak samay nit defe naa ne li si des du bari de waaw pour muy leer de ndax li may liggéey kat ci mii réew amul kenn ku koy fi def di tuubal ay jinne li jaaxal ñu kilifa yi li jaaxal sëriñ si le xalif général des jinne defe naa ne loolu macha allah doyen yombul weeru koor gi nag jinne dañuy takk laxasuwaay ñoom it liggéeyal ma ci weeru koor gi ñu mën a joxe ay ndogu ci jàkka yi ci jumaa yi ci kii naka la hôpitaux yi am na ay hôpitaux yi dañ koy soxla ak ci kuréelu Baay Faal yi macha allah ba pare nag di waajal tamit laylatul xadri inna anzalnaahu fi laylatul xadri wa ma adraka ma laylatul xadri ñoo ngi koy waajal de te xam ngeen ne laylatul xadri bi tamit guddi laylatul xadri bi xam ngeen ne guddi googu dinañ wàccee alxuraan dinañ wàccee ay kaamilu alxuraan dinañ fanaanee zikkar fanaanee tudd suñu borom fanaanee tudd yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fanaanee waxtaan kon nag man weeru koor gi moom macha allah daanaka budget laa ko génneel du ñu wax dara macha allah woo nañ ci ñëpp nag di sant gërëm yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suma papa alaaji Mamadou Aliou Sow yal na yàlla gën ko yokk leeram yàlla xaare ko aljanna yal na yàlla ak moom ñi mu fekk yëpp ak suma njabooti ak ñëpp sumay maam ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu ñoo ngi leen di ñaanal ci barki weeru koor bi ñuy dugg si yal na yàlla leeral leen yal na yàlla oyofal suuf seen kaw yal na yàlla xaare leen ci aljanna yi gën a kawe ci aljanna yi di ñaanal way daw la yëpp di ñaanal ñi fi ne aussi yàlla may ñu fan bu gudd bu ànd ak wér di ñaanal bépp mule bépp taalibe mule foo nekk ci adduna bi ngay soppe wala di am di jàmm doyen ñoo ngi lay ñaanal weeru koor gi macha allah ñoo ngi woo ñëpp dañuy joxe ndogu fii ci kattanu suñu borom waaw comme d'habitude macha allah.
Voilà, donc doyen, un appel qui vient d'être lancé par le marabout Alhaji Thierno Moule Sow, donc qui annonce, comme il a l'habitude de le faire, donc il est en train de préparer le mois de Ramadan, ce mois sacré qu'il a pris en affection, ce mois où il sort des millions et des millions, rien que pour les talibés, en ndogu, en denrées, qu'il distribue tous les jours, donc dans les mosquées, dans les daras, même dans les embouteillages, parce que tout ce que l'heure de rupture des jeunes trouve sur ces environs coupe les jeunes grâce au marabout Thierno Moule. Et ce sont les talibés, djinns comme humains, qui se mobilisent pour procéder à la distribution de ces ndogu-là. Et il sort des millions et des millions. Et vient de lancer un appel pour que tous ceux qui veulent participer, qu'ils participent. Ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens, mais juste qu'il veut qu'ils aient de la baraka, qu'ils participent aussi à leur manière. Wa kay ñop sakku barké. Non, les pomatna, machallah. Machallah. Donc, c'était une précision. Voilà, c'est pour les aider, pour leur tendre la main, pour qu'ils viennent prendre un peu de la baraka du marabout. Mais lui, son budget, il est déjà dégagé, déjà prêt. Il n'attend que le mois. Et on prie pour que tout le monde vraiment entame ce mois avec Bismillahirrahmanirrahim et qu'on le termine avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin et que Dieu nous laisse avec notre marabout. Nous prions pour qu'il y ait une longue vie. So dundal ba mu yàggul lool sa dundu am na njëriñ ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal lii nga sumb yàlla na nga ko tàmbaleeg Bismillahirrahmanirrahim àggalee kook Alhamdulillahi Rabbil Alamin ñun taalibee ñu ànd ceeg yow ndax nee nañ la ñu nag yow ba Firdawsi rek waaw foo nu joxoñ foo la ñuy xool foo ñu ne fii la rek ñoo ngi nii say soldaara ngi takku nañ ba dëgër pare rek fas yéene ànd ak yow ci weeru koor gi incha allah. voilà donc amis téléspectateurs yi internautes yi ñuy suivre noonu la marabout dugg see tey noonu aussi mooy kaddu yi nga xam ne dégg ngeen ko mu yëkkati ko muy appel boo xam ne lancé na ko à l'endroit des talibés yi nga xam ne ni tey maanaam moom la ñuy gëm moom la ñuy bégee moom la ñuy dundee am ko muy seen yaakaar tey ak ëllëg sëriñ bi nag dégg nga li ko Oumy day wax léegi ci nasaraan xaarul kenn ci lenn comme mu ngi ci waar bi nag yaakaar na ne di ngeen ñëw yéen tamit béy seen waaral ci waar bi ndax barke rek ngeen ciy jëlee te nee na lépp lu ma yëkkati nit def ci dërëmam bu soobee yàlla na xool fii ak déwén ba xam loolu mu ma joxoon dana ko ful ba nga xam ne nag moom dana xam ne fii ma ko def war na ko fi def waaye nag moom xaarul kenn ci lenn ku ñëw dana def ku ñëwul dana def waaye nag taalibe fi naa ne moom bu sëriñam daal di pukiro mu war fa naan yi doom waaw kon nag mbokk yi loolu lañ leen indiloon vraiment ci entrée spectacle bu marabout bi tey fii en direct sur la TMS TV bi tey di samedi 19 mars 2022 à tout à l'heure sur la TMS TV. Donc voilà, en ce samedi 19 mars, l'entrée des patients se fait comme d'habitude, bien qu'aucune entrée n'est pareille à aucune autre. Donc les patients sont là, ils font entrer pour préparer leur tête-à-tête, leur face-à-face avec le marabout Alhaji Thierno Moule Sow. Donc comme d'habitude, ils respectent les mesures barrières, puisque ne l'oublions pas, le Covid est encore là. Donc jeunes, vieux, âgés, personnes adultes, enfants, tout le monde se conforme aux prescriptions sanitaires, donc en respectant les gestes barrières, mais aussi les mesures d'hygiène, car comme on a l'habitude de le faire ici, tous les malades qui entrent en clinique se désinfectent les mains au gel hydroalcoolisé avant de prendre place à l'intérieur. Le tout se fait dans la discipline la plus complète. Le silence le plus malade à la clinique. L'habitude, le respect des mesures barrières, mais aussi des que Covid-19 est encore là. Le malade se désinfecte les mains avant d'entrer au gel hydroalcoolisé. La sécurité aussi veille au grain en regardant les sacs pour vraiment enlever ou détecter tout objet qui peut être dangereux et que transporterait les malades qui, on le sait, sont possédés et que parfois les djinns qui les possèdent leur font faire des choses voilà, qui peuvent blesser ou faire du mal. Voilà, effectivement, vous avez parfaitement raison. Ils sont de rigueur ici à la clinique. Alors la prise en charge
des marabouts sur le plan de la sécurité, à savoir le respect des gestes barrières. En tout cas, rien n'est laissé au hasard. Cela se comprend aussi parce que je disais qu'au-delà, en tout cas, d'être un marabout traditionnel, mais aussi c'est un marabout moderne parce que quand même, comme vous le voyez, regardez en tout cas le luxe dont les patients et les accompagnateurs bénéficient, les conditions dans lesquelles ils sont reçus. Le luxe, quand même, la propreté, c'est pas évident l'hygiène. même de retrouver ça dans les hôpitaux. Une salle d'attente avec des fauteuils confortables, de la climatisation quand bien il fait sûr. chaud, et vraiment des repas à l'œil, donc sans bourse déliée, petit déjeuner, dîner, et l'eau de boisson et même le café leur est servi à titre gracieux, tout ça pour le confort des malades, mais aussi pour leur bien-être. Et je pense que ne serait-ce que cet accueil-là, on peut dire que la guérison est déjà faite à 50%. Mais bien sûr, elle est faite à 50% parce qu'elle est bien entamée au Moundoy. Alors donc, quand même, moi je crois que le marabout ne cessera vraiment jamais de nous surprendre parce que, comme on le dit souvent, il est très en avance sur sa génération, de par son savoir, mais en tout cas de par les actes qu'il est en train de poser, mais surtout la visibilité dont le marabout accompagne en tout cas tout ce qu'il est en train de faire. En tout cas, il faudrait faire les 4 coins du monde pour rencontrer un homme de la dimension de votre marabout, de notre marabout, du PDG de TMS. Un homme qui est copié, toujours copié, mais jamais égalé. ndax nag ñu ngi koy toppandoo fu ne. ba ci tur yi ñu koy woowee saay soo duggee YouTube gis ñuy toppandoo. waaye rek roy du nuroog pire. te nag sunu sëriñ kenn la fi. du ñaar du ñett. kon nag toppandoo gi mënta ñàkk. waaye daal nañu fexe rek bañ a dugg ci loo xam ne xamuñu ko. soxna Lalla ñu ngi lay nuyu. di la ziar soxna Lalla di taalibe ci kër gi. di soxna soo xam ne nag ñun dañ ko bëgg particulièrement ndax ku baax la ku maandu la waaye itam ku bëgg Thierno Moule Sow la soxna Lalla ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. Oui, effectivement, ça c'est une parenthèse sur laquelle vraiment, dans laquelle je ne peux pas ne pas y rebondir. Parce que moi j'ai eu la chance quand même lors du grand Magal de Touba de passer là-bas du côté de Mbacké parce qu'elle habite à Mbacké. Mais en tout cas, vraiment, elle nous a très bien reçus. wane ñu vraiment moom ci kër gi la bokk. donc lépp lu takk ci Thierno Moule Sow rek vraiment daf koy traité avec beaucoup d'égard. vraiment teral nañu teral nga bu neex a neex vraiment ñuy kontaan trop ci moom. et d'ailleurs soo ko gisee ci kër gi mu ñëw sax vraiment elle se confond avec tout le monde da nga ko gis muy bale mu ngi togg mu ngi teg mu ngi teggi vraiment dañ lay rendre hommage ndax 8 mars on n'a pas eu l'occasion de le faire. voilà donc jaar à travers yow delloo njukkal bépp jigéenu Moule bépp jigéen boo xam ne rek mu ngi ci association Daarulahi nationale kon nag ci turu soxna Lalla la ñuy jaar rendre leen hommage mais remercier la ci sa taxawaay di la ñaanal nag yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na yàlla ubbi buntu xewel yi yaa xam li nga bëgg ci sa xol yàlla na la ko yàlla defal ko bépp Moule di leen nuyu ay voilà ak di daal di yem ak yéen fii ba ci kanam ñu dellu si waat ak yéen ci grand reportage kon nag ci TMS TV lay xewee ba ci kanam incha allah.